asalaamaaleykum mbokk internet yu Assane Sarr Coach ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di jaajëfal te di leen di waxati dañ leen ak jàmm ci seen beneen numéro Buzz Sport di am contentement nag bu rëy à chaque fois ci dellu si fii di lañ ko defal te 8e numéro bi nag ñu fas yéene waxtaanee ñii di waa Manchester City ñoom ñi nga xamante ni waa tribunal arbitral du sport levé nañu suspension bi ñu tegoon ci seen kaw ndodd kii di José Mourinho moom kontaanu ci. Jurgen Klopp moom dafay waaj a quitté li nga xam club bii di Liverpool buñ paree ñu wax ci trio bi nga xamante ni mooy le trio de Sadio Mané Mohamed Salah et de Firmino ñoom ñi nga xamante ni dugal nañ lu tolloog 251 buts depuis ba nga xamante ne nii kii di Jurgen Klopp mu ngi ci bopp Liverpool ba léegi. ñii di waa fédération sénégalaise de football ndax comité exécutif bi moom dafa jël ay ndogal yoo xamante ne ni am na club yoo xam ne nanguwuñu ko kii di doomu Cristiano Ronaldo nag moom dafa nekk sous enquête policier Didier Drogba mi nga xamante ne nii est-ce que candidature am dina mën a nekkati fële ca Côte d'Ivoire ndax da doon posté pour nekk président fédération ivoirienne bu football gannaaw ba nga xamante ne ni ñi di ay ex coéquipier am trahir nañu ko bu ñu paree ñu dugg ci mercato du jour. ak ki nga xamante ne ni moo di Papis Demba Cissé bu Allianz Sport ak kii di Arial Mendy bu Lens Moussa Wagué bu Barça Bouna Sarr Olympique de Marseille kii di Mbaye Niang bu Stade de Rennes. dañu koy tijjee nag ak ñi nga xamante ne ni ñoo di waa Manchester City gannaaw ba nga xamante ne ni waa UEFA teg nañ leen ay daan yu toll ci 2 ans yoo xamante ni dañ koy toog sans pour autant ñu participer ci li nga xamante ni moo di Coupe d'Europe pour non respect du fair play financier waaye nag gannaaw appel bi ñu def ñii di waa tribunal arbitral du sport ñoom levé nañ li nga xamante ne ni moo di suspension bi tegal leen daan bu toll ci 10 millions d'euros waaye nag kii di José Mourinho di entraîneur bu Tottenham Spurs FC moom nag mu ngi xamle ne ñii di waa TAS décision bi nga xamante ne ni jël nañu ko bu nekkee ne waa Manchester City ñoo def loolu noonu la nekkul décision boo xamante ne ni dina ko accepter parce que dafay nekk décision boo xamante ne ni dafa ruslu bu nekkee ñoom ñoo ko def waruñ leen woon a tegal li nga xamante ne ni moo di amende bu 10 millions d'euros mais dañ leen a waroon a bannir ci li nga xamante ne ni moo di compétition bi. ñuy continuer ak entraîneur yi ba léegi ak ki nga xamante ne ni moo di Jurgen Klopp moom nag nekk entraîneur bu Liverpool nekk lii di vainqueur bu Ligue des champions 2019 nekkaat li nga xamante ne ni moo di vainqueur Premier League bu 2020 moom nag war naa jeexal li nga xamante ne ni moo di contrat am fële ca Liverpool d'ici 2024 waaye nag ci benn entretien bu mu doon accordé ñii di waa média SWR mu ngi ciy xamle ne fii ak contrat am di jeex mu ngi xalaat ba xam ndax dafay delluwaat ci dëkkam ba nga xamante ne ni moo di Allemagne pour def am fa benn sélection wala boog mu arrêté li nga xamante ne ni moo di carrière am te nag li leer ba leer mooy dootul nekkati li nga xamante ne ni moo di entraîneur bu Liverpool. ñuy des ak club bi nga xamante ne ni moo di Liverpool ba tey ak trio bi nga xamante ne ni moo di Mohamed Salah Sadio Mané ak kii di Firmino gannaaw ba nga xamante ne kii di Jurgen Klopp mu ngi yor club bi ba tey ci 3 ans 3 joueurs yi dugal nañ ci lu tolloog 251 buts dont 94 de Mohamed Salah 77 de Firmino 80 buts de Sadio Mané nekk international sénégalais loolu nag ñu mën koo jàngatee ci lu tolloog 20 buts chaque saison pendant 4 ans. ñuy jaaree ci moom nag ñëw ci ñi nga xamante ne ni ñoo di waa fédération sénégalaise de football ak seen réunion bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ba lii di comité exécutif bi jël ci ay décisions yu mel ni annulation des championnats ak lii nga xamante ni moo di l'absence des montées et de descente des clubs en division inférieure ou supérieure. waaye nag décision yooyu noonu les clubs yi nga xamante ne ni moo di Teungueth FC ak ñi di waa Linguère Saint-Louis club ñoom ñu ngi estimer ni ñoom gisuñu seen bopp ci li nga xamante ni moo di décision yi nga xamante ni waa comité exécutif bi jël nañ ko waaye nag loolu terewul kii di maître Augustin Senghor ci benn entretien bu mu doon amal fële ca ITV moom mu ngi xamle ne ñi di waa commission exécutive bi jël nañ li nga xamante ni moo di la bonne décision ba pare muy saluer waale li nga xamante ne ni moo di création syndicat des entraîneurs et joueurs footballeurs sénégalais. dañuy jàll nag ba Côte d'Ivoire ak international ivoirien bi nga xamante ne ni moo di Didier Drogba moom nag ñu ngi xam ne dina jafe lool ci mu taxawal li nga xamante ni moo di candidature am pour nekk président fédération ivoirienne de football. ndax pour déposer ci poste boobu noonu la da nga war a am benn ci parrainage yu groupe d'intérêt yi nga xamante ne nii ñi di waa fédération ivoirienne de football reconnaître nañu ko.
ay nag ba nga xamante ne nii ñett ñi jot nañoo joxe li nga xamante ne nii moo di seen parrainage mu desoon ñaar di waa AFI ak ñi nga xamante ne nii ñoo di médecins yi waa AFI nag nekk association des footballeurs ivoiriens ba nga xamante ne nii moom Didier Drogba moo nekkoon deuxième vice-président bi ñoom jot nañoo joxe li nga xamante ne nii moo di seen parrainage waaye nag dañ koo jox ki nga xamante ne nii moo di Idriss Diallo bàyyi seen ki nga xamante ni moo di seen ex coéquipier. gannaaw loolu nag médecins yi dong ñoo des pour joxe seen parrainage dañuy ñaan nag peut-être ñi nga xamante ni ñoo di médecins yi dinañ parrainer ki nga xamante ne ni moo di Didier Drogba pour mën a déposer li nga xamante ne moo di candidature am pour nekk président fédération ivoirienne de football. ñëw ak yéen ci seen point mercato du jour ak ki nga xamante ne ni moo di Papis Demba Cissé nekk international sénégalais di jouer fële ci Alliance Sport moom nag ñii di waa sunu sport ñu ngi xam ne dafa war a changer li nga xamante ne moo di club saison bii di ñëw gannaaw ba nga xamante ne il a su conquérir le cœur des dirigeants de la Super League par ses belles performances ñu ngi xam ne nag ñii di waa Besiktas ñu ngi amal li nga xamante ne moo di ay waxtaan pour officialiser li nga xamante ne ni moo di contrat am ñoom ak waa Alliance Sport gannaaw ba nga xamante ne ni ñu ngi def benn proposition bu toll ak 1,5 million d'euros bi nga xamante ni dañ koy répartir ci 1 million d'euros pour signature bi ak li nga xamante ne ni moo di 500 000 euros pour li nga xamante ne ni moo di joueur bi. ñuy des ak yéen ak joueur sénégalais yi ba léegi ak ki nga xamante ne ni moo di Arial Mendy nekk fële ca Lens moom nag ñi di waa Lens dañ ko tegal ay sanctions yu mel nii dañu ko génnee ci li nga xamante ne ni moo di groupe professionnel bi pour des raisons yoo xamante ne ni dafa annuler li nga xamante ne moo di contrat am ak ñii di waa Ajaccio FC gannaaw ba ñu d'accordé woon ci li nga xamante ne ni moo di transfert am ñoom ak waa Lens joueur bi dafa jékkee-jékki annuler lii di contrat bi ndaxte dafay wax ne moom dafa bëgg a des ci clubam pour gën faa gagné li nga xamante ne ni moo di prise de place. ñu continuer ak joueur bi nga xamante ne ni moo di Moussa Wagué moom tamit nekk joueur sénégalais ba léegi nekk fële ca Barcelone moom nag selon waa Wii Sport ñoom ñi ngi xam ne ñi di waa Barça dañoo jël décision ne saison bi di ñëw du ko fa jouer incha allah loolu nag nekk occasion pour ñi di waa West Ham pour nga xamante ne ñu conclure li nga xamante moo di transfert joueur bi waaye nag ñi di waa Barça nag ñoom ñu ngi laaj ci joueur bi somme bu toll ak 9 millions d'euros. dañuy continuer ak ki nga xamante ne ni moo di Bouna Sarr nekk fële ci Olympique bu Marseille moom nag selon waa province ñetti sélection yi nga xamante ni moo di France Sénégal ak waa Guinée dañu ko bëgg waaye nag joueur bi instant bii nii choisir na li nga xamante ne moo di sélection bi mu war a dem waaye nag dafay refuser pour prononcer aussi. ñu koy tëjee nag ak joueur bi nga xamante ne nii moo di Mbaye Niang nekk international sénégalais di joueur fële ci stade de Rennes moom nag transfert am dafa nekkaat en actualité ndaxte selon waa province joueur bi ñi nga xamante ne ñoo di waa Olympique bu Marseille bàyyiwuñ piste bi ba léegi waaye nag dafa fekk ne ñii di waa clubam ñoom dañuy laaj lu tolloo 15 millions d'euros loolu nga xamante ne instant bi club marseillais bi mënu koo génnee guddi yu ñu toll nii waaye nag dafay laaj patience bu bëri pour am joueur bi nga xamante ne ni moo di Mbaye Niang waaye lu ci mënti am rek xanaa fi ak fan yi dinañ ci gën a am lu ñu leer. lii nag lañ leen andiloon ci seen rubrique tay bi di leen di jox dig daje ba beneen yoon di leen di wax nag si vous n'avez pas encore abonné abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos d'ici là portez-vous bien à la prochaine inch'Allah.